warul yore plus de 2 millions 2 millions mooy plafond bi 10 millions le mois 2 millions par jour léegi pour ci période Covid bi nii mu génnee benn instruction pour ne yokk naa ko mu dem ba 3 millions probablement ci période Covid bi xam naa bu ñu paree ci période bi nii xam naa dinañ ñëwaat wala dinañ annoncé waat yeneen plafond loolu c'est réglementaire ñaareel bi mooy sécurité bi nga xamante ne moom laa percevoir ci question bi nga ma posé mooy bu xasee ba dugg ci boo xasee ba jël yëpp ba ñu inscrire la ci sa numéro de téléphone li nga xam ne moo nekk ci sa solde même bu portable bi réeree ak puce bi boo jëlaatee sa portable nga fekk fi sa solde solde bi moom day des l'essentiel c'est que nga jëlaat même numéro bi nga inscrire yëpp boo ko jëlaatee ci opérateur bi nga xam ne foofu nga ko jëlee woon nga retrouver sa solde. man j'ai une question et je vais encore m'intéresser à la diaspora sénégalaise naka la ñuy def ñoom ba am li nga xamante ni muy yëpp sénégalais yi nekk ci bitim réew wala àggagul foofu. àggagul ñu ngi ci xalaat pour l'instant suñu jokkalante ak Côte d'Ivoire la ak Burkina mais ñu ngi xalaat naka la ñuy mën a def pour que ñi nekk ci diaspora bi mën ci jëriñoo mais li ñuy bëgg a def mooy fi ñu nekk yëpp c'est-à-dire société générale yi nekk yëpp ci biir Afrique ba ci monde bi demain ñu mën a am benn filiale comme yëpp ci seen dëkk comme ni mu amee Côte d'Ivoire comme ni mu amee Burkina comme ni mu amee léegi ñu def ubbi Madagascar comme ni mu amee Guinée am aussi Ghana. d'accord tey su ma nekkoon sama koñ bëgg am li nga xamante ne comme yeneen transfert d'argent yi sama buntu kër yëpp ma jël sama boutique nan lay def ba mun a installer yëpp ci biir koñ bi nga xamante ne nit ñi dinañ mën a ñëw ci man récupérer xaalis yónnee xaalis def seen ay transfert ci nu mu gën a yombee. waaw boobu moom da nga may boo ma bindee rek bind yëpp ma def li nga xamante ne moom la ñu tëral dañu am benn liste de documents yoo xamante ne moom ngay joxe comme ni mu ko waxee sànq. mbirum xaalis la donc il faut ñu xam kan la ñu amal affaire. da ngay joxe tamit déposer wal benn somme. déedéet ci ñun doo déposer somme dañ ne boo joxee document yëpp ba ñu d'accord ba ñu signer contrat ak yooyu après léegi dinañ la permettre nga commencer. rapport de confiance. voilà rapport de confiance la parce que kii la volonté la donc léegi boo ñëwee bu ñu ubbiwee après dañ lay affecter benn animateur moom mooy doxalante ak yow. di la permettre di la jàngal di la pousse di la indil matière pour que nga mën a def transaction yi. Alaaji. bon d'abord man dama leen di féliciter di leen encourager tamit parce que jamono bi toll na foo xam ni moom ku ne war ngaa mën a yor xaalis te du nekk sa poche di la sonal ngay kii des fois nag nga dégg ak sa goro bokk sa goro oto bëgg koo paasal ni ko boo dinaa transférer moom xam nga travail sénégalaise dama koy toojalee les gars yi mais man toujours question bi ma lay bëgg a laaj toujours boobu léegi wax ku ñu application bi ngay def xam nga am na yoo xam da nga naan jees nangam moo dee transféré mbay na application bi naka laay def dégg guma ko ci biir wax bi wala xëy na mën na am def ma rëcc bi ci des tamit aussi sànq wax nga ko bu fekkee am na transfert yoo xam ni léeg-léeg dafay message bi dafay yéex a dem ngay laaj kooku mu naan egsi naag egseegul ak parce que tamit am na transfert kër yoo xam dañu xaw a sonnal nit ñi te comme yëpp nag nekk na loo xam ne lu bees la dañu bëgg a xam naka ngeen jël ci matukaay yooyu ndax application bu yeexee dem message bi parce que am na ñoo xam ne nañ toog 2 jours duñu gis message da nga obligé taper dièse nangam pour xool ndax ñëwoon yenn application bi naka la ñuy def pour dugg ci pour ñi nga xam ne jànguñu ñu gën leen ko leeralal bu mu leer ak tamit bu fekkee envoyé nga message bi yeex a ñëw kooku naka lay def pour mu mën a jot xaalis boobu. waaw pour nga dugg ci application bi fekk enrôlé nañ la ba pare yore nga application bi nga bëgg ci dugg donc da nga koy boo ci duggee ci sa portable di nga am benn premier masque bu lay wax ne ndax da nga bëgg a fay facture ndax da nga bëgg a transférer ndax da nga bëgg a def lii. boo duggee ci masque bi nga xam ne moo lay permettre nga ne da nga bëgg a transférer di nga gis ñu ne la après ñaata nga bëgg a transférer nga ne nangam laa bëgg a transférer mu ne la kan nga bëgg a transférer nga ne kan boobu du numéro booy bës da ngay dem ci ñi nga xamante ne ñoom nga listé pour que ñu ne ñii ñooy destinataire bu fekkee ne nit ki new ci da ngay dem ci sa contact donc am na benn bouton bu ndaw bu nekk plus ci sa contact ngay dem boo demee ci sa contact boobu mu génne la ñi nga xam ne ñoo nekk sa répertoire
nga dem jëli ko ci sa répertoire boo juumee ci sa répertoire nag bon boobu moom mënu ci dara mais bu fekkee ne numéro bu nekk sa répertoire la donc yaakaar naa ne doo ci juum mu woo ko bu ko woowee da lay jox après benn code pour authentifier dëggal ne yow yaa ne numéro Moussa bi da nga ko bëgg ci sa destinataire code boobu ngam ngay remplir mu ne la waa léegi d'accord léegi nangu naa ne li Moussa mën na nekk ci sa application ngay doog a mën a yónnee Moussa boo yónnee Moussa yow ci sa bopp di nga recevoir benn message pour ne la yónnee nga Moussa temps Moussa ci boppam dina recevoir message ne la diw yónnee na la temps donc dina xam yéen ñaar xam ngeen ne ku ci nekk kii yónnee na kele recevoir na léegi déggaguma ci ñaareelu question bi déggaguma ñu ne yëpp yónnee naa yëpp wante waa ji recevoir gu déggaguma ko. waaw maanaam pour en cas xam nga des fois aussi réseau bi des fois dañ naan réseau bi dafa doon. waaw wala lii wala te waaw ci affaire réseau la rek waaw mën na am. affaire réseau yan matukaay ngeen ci jël ba nga xam ne kooku dina xam naka fu mu ne nii bon déjà man déggaguma ko mais bu fekkee ne waroon na am ki nga xam ne moom mooy recevoir comme ni ma waxee sànq boo defee action bi rek day am benn message bu ne ko Pierre yónnee na la temps Pierre moom ci boppam dina recevoir message pour ñu nekk pour nga ne jëlee nañu ci sa compte temps pour yónnee ko tiw donc xam nga ne génne nañ ko sama compte moom ci boppam dina mën a xam ne am na benn message bu ko ne balaa muy sax muy xool ndax xaalis ba ngi fi wala newu fi moom dina recevoir message au cas où xaalis bi egsi wu am na benn service après vente ak benn numéro voilà c'est ça service après vente boobu boo ko woowee moom am na transaction yi passé yëpp ci journée bi ci 2 mois yi ci 3 mois yëpp am na ko archive bi am na ko am na tamit transaction yi passé dina la mën a wax effectivement dafa am problème réseau mi ngi ñëwul dafa bloqué wul et cetera. les arnaqueurs aussi bàyyi ngeen ci xel gars yi arnaque. alors moom rek mën na émission bi alaaji rek. alors yooyu du fi am xam nga na arnaqueurs yoo xam ne day jeg naan la boo gañe nga fi nangam yow géo nga gañe c'est grave géo ñun la gañe nga nangam calculer leen ñooñu de ñu ngi seen i tànk de. waaw est-ce que préparé ngeen ñooñu aussi. mais nekkuma expert informatique ak ñi nga xam ne ñoo concevoir application mais xam naa leen ña ko xalaat dañ ko xalaatee comme sécurité bancaire wax naa ko sànq parce que dañu affilié à benn structure bancaire qui plus est structure bancaire boobu c'est une structure internationale donc dañu am des règles de sécurité informatique yoo xamante ni moom la ñu appliqué néew ma peut-être wante du mënul am de mais bu amee tamit gars yi dañuy ay dina ma jaaxal yàlla baax na non benn question rek laa ko laaj est-ce que ñoom déjà nekkuñu di dugg ci loo xamante ni c'est perdu d'avance je m'explique parce que boo xoolee am na benn opérateur téléphonique bu fi nekk di def du grand n'importe quoi te kenn du ko wax boo xoolee transaction financière dafa nekk loo xamante ne banque moo ko war a def institution financière ñi ngi bàyyi benn opérateur économique wala léegi sax ay opérateur téléphonique di ko def te kenn waxul te beneen bi état du Sénégal dafa am tendance lépp li nga xamante ne da koy def ay transactions di ko envoyé nit ñi ci opérateur téléphonique yooyu lay def yéen ngeen yore li nga xamante moom institution financière mooy banque est-ce que boo leen jëlee seen xaalis di ko def ci fii yaakaaroo leen ni c'est perdu d'avance est-ce que parce que déjà am na benn système d'accaparement bu fi nekk aussi nasaraan yi qu'on le dise ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo moom lépp déjà xoola ci boulevard yi foo tourner dañ fay gis seen kiosque ñu teg ko fa est-ce que yëpp bu tegee kiosque dañ ko permettre loolu daal la bëggoon laaj. waaw mais xam nga concurrence dafa baax ci économie c'est vrai am na ku fi nekk et cetera wante dinañu dox suñu dox ñu ngi fii depuis 2017 ñu ngi def suñu bonhomme de chemin et je pense que suñuy ambition nekk na ambition loyale suñu ambition bu noble la donc yaakaaruma ne dañuy perdre suñu temps parce que ña ko xalaat nañ ko xalaatee ak fu ñu ko teg ci ay études yu leer la yoo xamante ne foog nañu ne ci place bi ñu nekk war nañu mën a jouer suñu jeu am na ñeneen ñuy jouer nar a jouer seen jeu mais ñun tamit war nañu mën a jouer suñu jeu parce que ñun ñu ngi sàkkoo ci xaalis ci jaay xaalis te affaire monnaie électronique ni xaalis di demee di duggante affaire mbirum xaalis la donc ñu ngi ci suñu zone de confort donc bu ñu demee ba ci biir yaakaar naa ne dina am ñu bare ñuy mbiij bàyyi ñeneen. ci wàllum épargne.
Mansour lan nga bëgg da nga am waaw xaalis non ba dama épargne. amoon une pierre deux coups rek su ko permettre parce que kii El Hadj Sall moom moo ko wax léegi xam nga nit ñi bu ñu déggee mbir surtout loo xam ne dañ jàpp ni révolution la lu yees la lu ñuy njëkk a xalaat mooy aspect sécurité bi ndax li may dugal sama xaalis dina wóor li ñu bëggoon xam moom mooy monsieur Sadio moom mooy ci wàllum sécurité ban technologie ngeen di jëfandikoo tey jii bu leen war a garantir niveau de sécurité bi nga xamante ni dinañ ko gis ci yéen te gisuñu ko ci ñeneen ñi une pierre deux coups ne xam naa ne du ma ko joxaat beneen bi moom mooy ñan ñooy tey jii ñi nga xamante ni mën nañoo bénéficier wu li nga xamante mooy yëpp à qui s'adresse donc les services de yëpp parce que bu ñu ko déggee nii sama waa ji nekk fii ci kër gi di Modou Mbacké ñaa xamul lu bëree bëri ba mu ko déggee dafa yaakaar ne dafa am benn catégorie socio professionnelle boo xam ne lañ ko déjee nga expliqué ko ni ko peut-être s'il y a lieu que Sénégalais yëpp mën nañ ci jot nga wax ñu ko peut-être. mais moi je peux répondre à cette question vu que la publicité bi ma leen di defal yëpp. waaw waaw ba ma bàyyi mu doon ko en tant que DG. non di nga dugg dañuy yëpp gratuit lañ koy def. ci pandémie bi dañ dafa am benn gratuité boo xamante ne dañ ko may te nga bàyyi mu tontu ci Mansour après ñu dugg ci bëri. waaw donc. kii bi sécurité bi technologie bi ngeen jëfandikoo technologie dañ koy woowee technologie de son NSDT. mooy li ma doon wax sànq il faut que mu am authentification ñaari dañuy authentifier donc boo waree def sa transaction nga war a def peut-être benn dépôt wala benn retrait boo rapproché téléphone bi ak terminal bi di nga am benn genre son buy génn boobu la ñu choisir ak yeneen ci biir ci ginnaaw yoo xamante ne peut-être nañ ko bàyyee noonu mais li ma bëgg a wax sécurité bi dañ ko yóbbu ci benn niveau maximum boo xamante ne et évidemment dina am tuuti contrainte mais au moins dina garantir ne ña nga xam ne ñoo fa dugal seen xaalis dinañ ko continuer percevoir danañ ko gis dinañ ko recevoir bu fekkee ne même seen portable dafa réer wala dafa dañ ko kii wala dañ ko sàcc wala demee noonu loolu technologie d'authentification bi ak d'identification bi moom mooy technologie bi nga xam ne moom la ñu teg ne boobu noonu te dina aar ñi nga xam ne ñëpp ñoo yore yëpp beneen bi yëpp pour tout Sénégalais la képp koo xamante ne yaakaar na ne war na mën a garder xaalisam war na mën a yore fu mu transférer kenn war na mën a fay ay facture am ak yëpp war na mën a def leneen ak leneen pour yow la rax ci dolli am na ñoo population spécifique boo xamante ne ñooñu dañ leen jox buuñaa ci affaire bi mooy ña nga xamante ne client Société Générale la ñu am benn produit bu ñu wooyee Connect produit mobile banking la boo xamante ne dafa am connexion ak yëpp ñooñu dañu am produit boobu Connect bi nga xam ne moo leen di jox autonomie pour ñu def seen transaction ci seen compte bancaire traditionnel Société Générale mais dinañ mën a aussi jël foofu xaalis ci seen compte def ko ci seen porte-monnaie yëpp def seen transaction yu ñu bëgg a def ñooñu ce sont entre guillemets ce que j'appelle les privilégiés de yëpp parce que ñooñu pour le coup xam nga sax ñi nga xam dañu am yëpp kese danañ dem peut-être xool Mansour ne ko yónnee ma dara après ñu bouger dem non ñooñu ci seen même application bi dañu am Connect même application dañu am yëpp dañu jël seen xaalis ci seen compte bancaire Société Générale ñu dugal ko ci yëpp ñu def seen i transaction def seen i fay seen i facture yónnee def seen i transfert ak li ñu bëgg a def. avant ñuy wax waxu épargne serait-il possible nga xamante ne da nga dugg fenn bëgg jënd en ligne ak yëpp nga am compte yëpp c'est possible de payer en ligne. waaw boobu la ñu woowee paiement marchand bokk na ci li ma doon wax sànq ci entreprise yi. boobu boo demee ci mën nga dem ci benn commerce nga def say achat nga fay ak yëpp. d'accord léegi bu ñu ñëwee ci épargne bi par rapport ak compte yëpp comment ça se passe. alors épargne dafa am plusieurs catégories mën nga rek dugal sa xaalis ci sa porte-monnaie. bàyyi ko ci biir. boobu tamit épargne la boo ko soxlee nga fay li ngay fay wala nga transférer wala nga def li ngay def am na tamit yeneen service yoo xamante ne ñu ngi koy pare donc service yoo xamante ne service financier lañu parce que pour le coup benn partie bi c'est non financier mais yooyu ay service financier la mooy ñu ngi xalaat nu ñu war a munee def crédit bu ndaw pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme ni mu ko waxee woon sànq ñoom ñoo bëgg a jokkalante ak service financier yi ñoo bëgg a def yenn takk yi ñu ngi koy xalaat naka lañ koy defee ñu ngi xalaat tamit naka la ñuy defee épargne yu ndaw ñu ngi xalaat tamit ci yeneen fànn yoo xamante ne peut-être ñoragul wante ñu ngi ciy liggéey parce que loolu mooy suñu cœur de métier banque
loolu la donc il faut que ñu indi ay services financiers ay yoo xamante ni dina permettre nit ki tamit mu mun a mais xam nga bu ñu nee épargne dafa am benn côté dissuasif boo xamante ne ça te pousse même nga bañ a dem ba banque di fa dem retirer ji xaalis mais par exemple bu nekkee dañ la transférer sa xaalis wala dañ la koy yónni dañ la defal virement bancaire ñu am luñ ci coppati defal la ko loo xamante ne épargne la te épargne boobu nekkul par rapport ak sa téléphone ngay toog di ko dem di lijjanti parce que nekkatul épargne boo demee ba jël sa xaalis dugal ko ba saay soo bëgg a jënd saay boo bëgg a jaay nekkatul épargne mais li nga xamante ne moom lañ daan gis ci mu jóge këram dem ba ca banque ba di xool li nga xamante ne fa mun la mu épargne fan la toll lan la nekk ak lan la ci bëgg a def ak lu mu ci soxla somme boobu noonu ce côté là est-ce que dina nekk loo xamante ne dina leen arranger par rapport ak ñi am application yëpp wala est-ce que y a ce côté dissuasif bi nga xamante ne yéen a ngi koy sóor pour kenn koo xamante ne bëgg na épargne parce que man moom xaalis bi tant que mi ngi sama téléphone du ma ko jàppee épargne ndax mun naa utiliser léegi. waaw mais ñu comme laa leen lu ma lay wax sànq ñu ngi ciy liggéey. ñu ngi ciy liggéey pour am benn service comme ni nga amee entendement épargne. mais entendement épargne comme ni ko kii bi waxee mooy damay jël xaalis ma teg ko de côté fenn foo xamante ne bokkul ak sama compte principal. exactement d'accord loolu la ñu woy loolu mooy épargne. mais épargne am na tamit li ngay wax ni comme ni nga ko waxee. day nekk ci kii bi wante boo fekkee da nga mel ni man tant que mi ngi ci sama portable danaa ko jaay wante boo xoolee ki nga xam ne moo nekk Soumbédioune Jokalante jot xaalisam bëgg a garder xaalis bi ba suba waa gannaaw suba pour mun a demaat ci mool bi jënd kii moom lii da koy arrangé parce que dina fa mun a denc xaalisam donc ñaar yëpp am na solo mais deuxième bi nga xam ne boobu moo la soxla boobu ñu ngi ciy liggéey. Alaaji Sall bi dernière question. non dama dégg mu ne sànq kii li mu ci def rek c'est gratuit quoi gratuit boobu laa bëgg a xam pour. transfert te pandémie bi la wala pour toujours la. en fait wala bu dee pour toujours tamit kon yéen lan ngeen ci gañ. waaw transfert yëpp de sama yëpp man Pierre mu dem ci yëppu Mansour boobu c'est gratuit waaw boobu ñun dañu ne c'est gratuit voilà. ñun loolu la ñu baaxanteel gars yi. waaw c'est ça kon. waaw d'accord comme par exemple Alaaji wala Mbaye Sène bu doon jaay daal mu ne ma da koy jaayee 20 000 man ma yor sama compte yëpp 20 000 ma yónnee ko 20 000. amul dara moom bu koy dem di retirer. 20 000 lay jël 20 000 lay jël wala day manqué. wala 20 000 day manqué. da koy retirer donc nekkatul transfert. waaw da koy retirer. waaw donc retirer boobu dafa am frais. voilà dana wax boole ci frais. loolu la ñuy wax frais nag la ñuy wax xam nga boo dee gratuit dañuy yaakaar ne frais amu ci. xam nga dafa am ñaari kii xam nga. c'est que gratuit bi moo tax ñu dañuy yaakaar ne frais amu ci. en fait Sénégalais yi foog nga wax ak ñoom loolu noonu man jàpp naa ne amul frais la ñu mooy gratuit bi de. gratuit bi ci ma jëlee ko fii indi ko fii. waaw boobu mooy gratuit transfert mais loolu opération la. beneen opération mooy ma jëlee ko fii ma génnee ko mu nekk xaalis boobu beneen opération la boobu nekkul transfert boobu génnee xaalis la. c'est vrai que d'accord il faut ñu leeral jële fii yóbbu fële boobu da ngay fay ay frais waaw da ngay fay ay frais alors que ni bii ak bii doo fay frais loolu mooy différence ak seen fii kii fan ngeen di retiré fan ngeen yan point yi seen i point fan waaw moom laa wax sànq am nañu près de un peu plus de 15 000 points 15 700 quelque am nañu un peu plus te ñu ngi ci Sénégal bi yëpp rax ci dolli mën nga ko retirer ci distributeur Société Générale boo taseel mën nga ko merci beaucoup leneen li ci gën a neex mooy mën nga fay sa facture courant sa facture ndox waaye tamit même booy jënd essence sax am na yenn station nga xamante ne yebal nañu yëpp pour nga mën fa fay ci anam yi mu gën a yombee waaye fal sama genre yi nga xamante ne tout le temps duñ koy jënd wala di ko fàtte facile na ak yëpp restez scotchés devant vos écrans ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu pàcc émission Toi-même tu sais dalal ci Pape Mactar Diallo ak Koro Bokum merci beaucoup Pierre. merci. hey Baba yaa ngi am passe-passe ba léegi sant yàlla bi nga amee jumtukaayu payoor bu yomb te gaawee ni yow. yëpp. Oscar bi nga tàmbalee toog fi nga toog tegle say tànk di fay say facture tax na léegi nga am jotu toppatoo say client. Fatima jigéen bi daan dooleem maa fàttewoo sa yaay ji nekk dëkk ba. ok ak yomb yóbbante xaalis diggante ñaari réunion. leerlu naa léegi jëlee sa xaalis fi nga ko bëggee ak saa soo ko bëggee dafay soppi ab dundu. yëpp mooy wallet 100% bu wóor te noppale dem leen gaaw si suñu téeméeri agent yu ñuy liggéeyal yëpp